mbokk internet yi yéen mi di saf seen chaîne YouTube Secteur Sud TV ñu ngi leen di nuyu te di leen jox seen wàccuwaay comme ni ngeen ko xamee nag procès concernant affaire Boffa Bayotte bi ñu fàttali leen tuuti ndiki le 6 janvier 2018 ci àllu Boffa Bayotte rayoon nañ fa lu toll ni 14 personnes ba tax na yoon teg na loxo ñi nga xamante ne ñooy 26 personnes ñu jàpp ni ñoom ñoo def ñaawteef boobu ba tax na tëjoon nañ leen ñeenti at waaye depuis le 21 mars 2022 tàmbale nañu li nga xam ne mooy procès bi ci bésu tey bi nag juge bi déglu na ki nga xamante ne mooy Cheikh Omar Diédhiou bokk ci ñi nga xamante ne yoon tegoon na leen loxo ci affaire boobu waaye tamit déglu na ñeenti nit ñi nga xamante ne ay témoins lañu. Landing nga bokk ci 26 yi nga xamante ne jàppoon nañ leen ci affaire bi nga xam ne moo amoon le 6 janvier 2018 ci àllu Boffa Bayotte bi yoon teg leen loxo nag ngeen nekkoon ca fee nga xamante ne mooy kaso bi ñu def fa ñeenti at après yow nga bokk ci ñi nga xamante ne 10 yi nga xam ne jot nañ leen libéré pour un non-lieu yan ñooy sa impression. man suma impression mooy comme si leneen lu ma gis mooy yoon def na liggéeyam parce que jéem na saytu xam kii deful kii def na wala deful comme man bokk naa si yoo xam ne defuma dara te tooñ nañu ma ñoom war nañu xam ne que citoyen la comme tous les citoyens damay ñaan justice tamit mu xam ne que képp koo xam ne tooñ nañ ko ñu xam ne que kii dañ ko tooñ teg ko ay ñeenti at si kaso ba pare bàyyi ko joxuñu paas sax joxuñu ma bu may ñibbi te man xam nga rek paysan la ci loolu laa doon yëngatu te man exploitant comme ñëpp la mais peut-être comme suma xeet ni ma nekkee joolaa moo tax ñi bàyyi ñeneen ñi téye ma man loolu laa gis foofu si procès bi. keroog bañ leen libéré comme ni nga ko waxee jàpp nañ leen ñeenti at après ñu ñëw ci kaw loolu ñëw ne leen encore libéré nañ leen pour un non-lieu est-ce que jox nañ leen document buy firndeel ni libéré nañ leen pour un non-lieu. man jot naa ci kayit boo xam ne bind nañ foofu non-lieu ma comme dama xamu jàng naa tuuti nasaraan bu ñu ma joxee dama njëkk a xool lan lañ fa bind ba ma gis ne non-lieu la signé naa ko maa ngi ko yor suma kër. depuis procès bi commencé ba tey nag nga fekkee ko gis sa morom yi nga xamante ne ñoom jot nañ faa des ba tey bàyyiwuñu leen ba tey ñi nga xamante ne ñu ngi leen di déglu yan lan ngay xaare ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàpp. man lu may xaar mooy ñi bàyyi leen parce que ñi gën a bëri dama xam te keroog bu mu amee am ñu bëri man gis naa leen nii man Ziguinchor laay jógee dem foofu waaw mënuma fekkee ñe mais ñi gën a bëri man gis naa leen même jour bi bu may nekk si biir dëkk bi waaw. yow fii nga dëkk. man maa ngi si dëkk fii Ziguinchor Néma 2. kon xanaa da ngaa demoon wari ji matt wala. man exploitant laa dama la ne c'est parce que xeet bi laa bokk moo tax ñi téye ma mais ñu ma bokkaloon yëpp Médoune Cissé ñi sauvé man su dee Médoune bu dul Médoune man dee naa parce que moo ma sauvé mais man dañ ma jàpp parce que joolaa laa rek ñu dugal ma rek mais Médoune ñi bàyyi ko koo xam ne moo gis ki gis si boppam moom dañ ko bàyyi. suma kër Néma 2 lañ ma jox convocation ma dem wuyu parce que man dama demoon dab pour man nit un citoyen boo defee liggéey citoyen boo ñëwee war nañu la mën a déglu si xel ñu xam ne que kii citoyen du bu ñu jëlee affaire par parlo wala xeet bi wala xeet bi man bu ñu ma joxee convocation j'étais fier pour ñëw wuyu parce que dama xam ne que lu ma def du jombul citoyen waxuma la amul mais citoyen yu koy def bëriwul. citoyenneté du caagane def lii wala lii ni boo gisee ay tolof sa morom yi nekk tolof yi nga jaay sa bakkan si loolu mooy citoyenneté man ñun loolu la ñuy jàngee école. mais dama gis ne man lu ma def loolu lii la ma ci fekk mais loolu du tere sax su ma gisaatee suma benn morom mu nekk si jafe-jafe dama koy def même su dee dañ may woo ma dem di may tëj parce que dama gëm ne la nit su sa morom bu nekkee tolof yaa ko war a ne yoon bi baaxul lii baaxul. naka yan jéego nga doon dox noonu. ñun dañu doon dugg si biir àll bi ñu gis gars yi léegi ñu may informer nit ñi pour bu ñu bañ a dugg loolu moo tax ñu jàppee ne man dam ci bokk ñu tëj ma 4 ans te loo xam ne dama doon def affaire citoyenneté waaw. léegi bañ leen libéré lan ngay xaare ci ñi nga xamante ne ñooy nguur bi. man comme mënuma jot si ministre bi man su ma sañoon président ça veut dire que président Macky Sall il faut ñu wax ko li xam dëgg parce que am na ñoo xam ne président ñëpp la man ba léegi sax yi ñuy wax ni man gëwuma ko man lu may gëm ni man citoyen comme ñëpp la kon dañu war a yemaleeg ñëpp waaw tooñ nañu ma yoon xam na du ma juriste mais yoon xam na nit boo ko tooñee mu leer na leen kii set na wicc amul benn yéene sax awma ko pour def nit ku lu bon ginaar sax duma ko rey kon suñ ma tooñee yoon xam na fan la ñu war a lan la ñu war a def waaw man suma pap bu 87 ans la am ñu téye ko foofu ba mu dee ci kaso bi suma pap mooy chef de village bi koo xam ne ñun ñu ngi Ziguinchor fii xamul bopp bi xamul genn bi loolu mooy demee mais man je respecte toujours les institutions sénégalaises dama gëm ne liñ ma tooñ war nañu mën a xam ne kii dañ ko tooñ
léegi paa bi ba mu gaañoo kaso tamit doxuñu ay jéego pour ñëw masaw leen defuñu ci dara amuñu tar ndampaay sax boo xam ni jot nañ leen koo jox pour au moins li nga xam ne toor bi nga xam ne tegoon nañ ko seen kaw pour mun leen defal. man sama papa bu mu gaañoo sa téléphone sax dañ ma ko teree wax moom ba tey bu ma génnee laa dem gis fu ñu ko denc kon loo xam ne dafa metti si xol waaw du ma koy nangu di wax sax parce que dafa ma egg foo xam ne. Simon nuyu naa la. fay naa la. nga bokk ci société civile ñëw fekkee ci li nga xamante ne mooy procès concernant affaire tuerie bi am fee ci àllu Boffa Bayotte mën nga ñoo jox sa impression par rapport ak procès bi. daanaka société depuis le début jusqu'à présent ñun ñu ngi ci xeex bi parce que dañoo été convaincu ni tey jii di bés bu ñu nekk ni su amee rek pratiquement lu ñu daan mëbët ci yëf yi lu ñu daan xaar ci yëf yi dina am daanaka tey mooy 6e jour procès bi on est confiant on est serein vu que le droit est en train d'être dit. moo tax ñu ne tey jii nii confiant nañu si tout se passe comme prévu su fekkente ne wàllum yoon la c'est le droit qui se dit ces gens-là finiront par trouver la liberté boo xamante ne moom la ñu yàggoon a ut. parce que soo gisee tamit ñu bëggoon yëf yi yegg si fii xam nañu ni fii mooy dernier recours bi te suñ fi yegg si rek lépp loo xamante ne ñun moom la ñu rafetoon njot ni dinañ ko leeral fii comme dañuy ñëw pour ut dégg fii nii dinañ ko amee fii nga xamante ne moom mooy tribunal régional bu Ziguinchor ci chambre criminelle bi nii xam nañu ni si tout se passe comme prévu dinañ leen bàyyi te dinañu dem retrouver seen famille comme niñ ko kiiyee parce que daanaka depuis le début jusqu'à présent soo gisee ñu dugg ci xeex bi on était convaincus de leur innocence moo tax ñu bëggoon yëf yi yegg ci fii tey ji nii depuis bu ñu commencé ba léegi soo seetee sax yëf yaa ngi dox normalement comme niñ ko bëggee. ñi nga xamante ne ñooy prévenu ku nekk am ci ñaari avocat jot nañ leen déglu waaye bañ defee seen PV yi bañ leen ko liiralee ne ñoom ñëpp nee nañu kenn ci ñoom defuñu ko ban jàngat nga am ci li nga xamante ne mooy loolu PV bi nga xam ne liiral nañ la ko ne ba nga demee gendarmerie li nga fa wax mais bañ yegsee fii tamit ñoom nee nañu waxuñu lu mel noonu ban jàngat ngay def. aussi jàngat mooy ñun ñëpp laa la wax ñun ñëpp muy police muy gendarmerie muy avocat muy procureur daanaka suñuy déglu nit au minimum ne serait-ce que nañu respecter say droits quel que soit le fait quelle que soit la sentence quel que soit loo xamante ne moom lañ la tuumal dañu jàpp ni jusqu'à présent prévenu lañ la wax maanaam dañuy supposer ni yow yaa def yëf yi wala defoo wala xam nga ci dara donc au minimum ñu jox la benn avocat boo xamante ne moo lay teewal wala ñoom it ñu liiral la say droit ne la est-ce que xam nga ni nar nga am avocat wala nar nga woo avocat pour mu déglu la. loolu tamit faa ñun en tant que acteur société civile faa ñu koy ñaax ñi képp koo xamante ne dañ laa nar a déglu quelle que soit sentence ak quel que soit li nga def nañu def avocat sa wet mu wax su fekkente ne déggoo kàllaama buñ lay laajee ñu ut kenn koo xamante ne dina la ko traduiral ne la ñii daal nee nañu lii ak lii est-ce que yaa ko def wala defoo ko xam nga ci dara wala xamoo ci dara nga exprimer aussi sa kàllaama boo xamante ne moom nga gën a libre moom nga gën a gis ni moom nga gën a nekk à l'aise encore une fois. ñu ngi ñaax ñëpp ñoo xamante ne ñoo ŋànk yëf yi suñuy déglu nit ne serait-ce que moo am présence d'un avocat wala ñu it keneen koo xamante ne un conseil wala quelqu'un ki nga xamante ne mën na déglu wala mën na la traduiral mu doon un témoin des faits yow li nga wax wala li nga jëf daanaka prévenir képp koo xamante ne woo nañ la à la barre fii nee nga buñ lay déglu amoon conseil wala amoon avocat bu fa taxaw wala dañ laa xatal moo tax yow nga wax boobu noonu constat bu ñu fi def boo xamante ne toutes les personnes qui ont été interpellées boo xamante woo nañ la ci baar ba daanaka loolu la ñuy wax maanaam day ñëw ne man li ma waxoon dégg la daa man maa ko waxoon mais lii ak lii moo taxoon ma wax ko parce que dañ maa métital dañ maa toroxal moo tax ma dem ba un certain moment ma wax ko beneen fait boo xamante ne tamit nar nañ ko souligner mooy ñoom yëpp ku nekk ku ñëw day ne man dañ maa tegal liste ab liste du man maa xëy ma ne diw ak diw bokk na ñoom ñoo ma tegal liste di ma waxloo daanaka dañ ma waxloo ñu jëfloo ma loolu tamit constat boo xamante ne def nañ ko te ñu ngi ñaaxaat encore une fois képp koo xamante ne yaa ngi ci yëf yi suñuy déglu kenn nañ la may au moins ne serait-ce que un avocat mu toog ak yow wala un conseiller bu toog ak yow mu expliquer la d'abord comme ça véracité sa procès verbal yi dina gënoon a am doole. maître ngay avocat ci ki nga xamante ne mooy Adama Diémé mu ngi doon sa client te dégg bokk ci affaire bi nga xamante ne mooy tuerie bi am fekk ci àllu Boffa Bayotte bi ba pare jot nañ koo déglu sax ci nga xamante ne wax nag juge bi déglu nañ ko est-ce que mën nga ñoo wax ndax jàpp nga ni sa client laalul ci affaire bi nga xam ne moom la ñuy wax.
waaw xam nga bu ñu nekkee ci wàllu criminel ngay layoo te amoo avocat yoon dafa ne état bi dina la jëlal avocat boo xam ne mooy taxaw sa wet layle la loolu moo ma boole ak Adama Diémé ma taxaw fii tey ci procès bi ngir layal ko et yàlla def na déglu nañ ko jeudi biñ ko dégloo quand même ku fi teew ak ku ñu ko nettali yëpp di nga xam ne wax dëgg yàlla li ñu ko téye doy na waar trop ndax koo xam ne bokkoo réunion ba nga xam ne moom la ñu jàpp ne moom la ñu préparé mbir mi ñi ngi jàpp ne ñoo def mbir mi ñoom ak yow xamante wuñu ay nit ñëw taxaw dëggal ci kanam tribunal bi ne bés booba ñu jàpp ne nit ñi ngi woon ci àll ba def ñaawteef yooyu yow mi ngi la fekk sa tool ngay bay te bés bu boo weneen waxtu wa pare da nga wàcc ñibbi sa kër donc kooku wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ne bu chambre bi demee bay toll ci wàllu àtte dinañ ko setal may ko liberté mu ñibbi ci ak njabootam dellu ci ay activité am. ñu dellu si ci li nga xamante ne mooy procès verbal bi mu ne lépp luñ ko waxal du moo ko def ba pare taxaw ne ko forcé pour mu accepter li nga xam ne moo ko ban jàngat nga am ci lu mel noonu. waaw li ëpp li am na tey loo xam ne quand même munuñ ko nëppal wala ñu naxasaale ko parce que li ëpp ci ñi nga xam ne ñoom la ñu déglu ci mbir mi dafa am lu ñu wax loo xam ne mu di ay fitna ak ay ñaawteef yoo xam ne dañ ko teg seen kaw pour forcer leen ñu wax loo xam ne méngoowul ak liy dëgg ñi ngi jàpp ne loolu ci état de droit warul am état bu avancé ci démocratie ak état de droit bu mel ne Sénégal loolu ñaawteef la goo xam ne ñun ñëpp dañu war a lënkaloo xeex ko ndax kat liberté amul prix amul njëg liberté amul njëg et liberté bi protéger wu man rek protéger wu la yow dafa protéger citoyen bi ku mu munti doon ak fu mu munti doonee boo amee jafe-jafe ak yoon dañ la war a sàmmal sa liberté boobu mais di fitnaal nit di ko bundu xataal ngir mu wax loo xam ne méngawul lu dëgg loolu da jàpp naa ne day yàq liggéeyu tribunal te luy yàq liggéeyu tribunal ñun ñëpp dañoo war a méngoo xeex ko ndax encore une fois li ñu fi dajale mooy dëgg gi ñol ñu xam fu dëgg féetee képp koo xam ne bi dëgg gi ñolee dañu jàpp ne taq nga ci yoon def liggéeyam teg la daan yim la war a daan mais képp koo xam ne aqulaay taalaa xam nañ ñu bokkoo ci it ñu bàyyi la nga ñibbi. tey muy 6e journée bi boobu ak léegi procès baa ngi déroulé normalement lan ngay xaare ci li nga xam ne mooy procès bi. waaw quand même procès bi ñu ngi ci 6e jour tey mais wax dëgg yàlla dañuy sant di rafetlu ni muy doxee boobu ba léegi président bi macha allah wane na xarañteef ak man liggéeyam goo xam ne amul benn jafe-jafe boo xam ne rek am na ci procès bi te waxtaanul ak ñun ba ñu trouver benn solution. Procureur de la République aussi wax dëgg yàlla yombalal nañu mbir yi parce que moom mooy suñu peut-être interlocuteur direct ci yenn yi mais lépp loo xam ne jàppandal la yombal na ko défense bi. avocat yi nga xam ne it ñëw nañ fi pour la défense wax dëgg yàlla professionnalisme ak compétence bu mat sëkk la ñu wane xarañte goo xam ne boobu ba léegi. da nga koy gis sax ci bu pause amee ni ñuy saafante ak clients yi nga xam ne li nga xam ne moo fondamental entre un avocat ak son client mooy confiance wóolute googu da ngay gis ne am na suñu diggante ak ñi nga xam ne moom la ñuy défendre ñoom li ñu yaakaar tey pour ñu génne la ci tuuma bi mel nii ñu ngi ko wekk ci avocat yi te avocat yaa ngi koy doxal bu mat sëkk. waaw maître ñu ci bëri daanaka dégguñu sax li nga xam ne mooy olof wala français bi ba ñu dañoo mujj def recours à un interprète pour nga xamante ne moo leen koy traduire ci seen langue muy joolaa bi ci daanaka ñoom ñëpp est-ce que loolu tamit warul mën a nekk un problème pour li nga xamante ne mu mën a yombalal liggéey bi entre yéen mi nga xamante ne mooy avocat yi ba pare ci nga xamante ne tam mooy juge bi. waaw xam nga nit bu ñu yëkkatee tuuma teg ci kawam dafay jaadu mu xam dayewu tuuma bi. mu xam lan mooy tuuma bi lan moo wundu tuuma bi te nit nag bu fekkente ni benn làkk sangam ci nga mën a communiquer ci nga mën a comprendre yoon dafa am obligation jël koo xam ne moo lay tekkil li nga xam ndax pour nga mën a laykat pour nga mën a défendre
tuuma biñ teg sa kaw foog nga xam lan mooy tuuma bi comprendre ko suñ ko waxee ci tubaab te déggoo tubaab doo ko mën a comprendre donc loolu lu jaadu la li nga xam ne peut-être ñu ngi koy ñaawlu mooy que ni loolu noonu ni mu jaadoo tey ci kanamu attekaay bi noonu la jaadoo ci kanamu ñiy enquête donc depuis gendarmerie bi ñu jàppee nit ñi waroon nañu indi koo xam ne day làkk li ñuy làkk mën a tekki liñ la tuuma ci làkk bi nga dégg pour nga mën ci défendre ndax da ngay gis ne yenn incompréhension yi am yëpp jiixi jaax yi am yëpp mi ngi dikk ci buñ la ne yow yaa wax lii nga ne déet man kon dañoo mal traduire li ma wax mais waxuma loolu lële laa wax. am nañ ci exemple bu ndaw rek ci diggante ndékki ak añ kii ne añ laa wax ñu ne ko noonu ndékki nga waxoon mais xëy na dañ ko traduire woon ci soose làkk bi mu dégg pour mu mën a wax carrément ne mot bi ci soose mooy tekki ndékki tekkiwul añ. kon buñ mën nañoo jàpp ni li nga xamante ne procès verbal bañ ko liiree ba tax na li nga xam ne prévenu nee nañu waxuñu lu mel noonu kon mën nañ jàpp ci gendarmerie la commencé ndax ñàkkum dégg làkk bi moo tax communication bi jàllul fluidul ba ñi mën a comprendre ba ñu mën a am li nga xamante ne moom la ñu àndi fii nga xamante ne mooy ci kanamu juge. maa ngi dëggal loolu parce que comme li ma la waxee rek enquête kii enquête dafay enquête à charge ak à décharge mooy lépp loo xam ne dafa jàpp ne day dooleel tuuma bi da koo war a gëstu mais lépp loo xam ne dafay teggi tuuma bi da koo war a gëstu te liy teggi tuuma bi li nga xam ne peut-être ay élément la pour teggi tuuma bi mooy ki ngay tuuma xam li nga koy tuumaal ki ngay tuuma xam li nga koy tuumaal ki ngay tuuma buy wax ak yow nga xam li muy wax ak yow parce que il n'est pas évident que enquêteur bi dégg na joola wala dégg na soose wala dégg na manjaak alors que ñi fi jàpp ñëpp pratiquement ci langue boobu la ñuy exprimer woo donc suñ fekkee dañ lay tuuma ci làkk boo déggul di la déglu ci làkk boo déggul pour mu am jeexi jaaxa day yomb moo tax moo xaal wax ko bamtuwaat ko depuis enquête préliminaire bi la ay témoins waroon a am parce que yoon moo ko prévoir boo munta lire ci français dañ la war a traduire liñ la tuumaal lecture et traduction pour nga mën ci tontu. mbokk internet yi yéen mi di safoo seen chaîne YouTube Secteur Sud TV dégg ngeen ci li nga xamante ne moom lañu indi ci vidéo bi nga xam moom la ñu jagle la procès bu Boffa tuerie bi amoon fee nga xamante ne mooy Boffa Bayotte di leen jox dig daje beneen yoon encore toujours ci li nga xamante ne mooy procès Boffa Bayotte bi ñu ngi leen di jaajëfal.